ci ak Joro. voilà ñu jukki li nga xamante ne moom moo gën a fës ci li nit yi publier ci réseaux sociaux yi waaye itam gën ko commenter c'est avec Thioro Maxu Mandela. yi comme ni nga ko waxee dañuy daal di rek doxantu ba fa nga xam ne ni moom moo di Koumpentoum foofu nag ku ne xam ne ni jëye moo fa am tiis moo fa am dal ci fi nga xam ne ni moom moo di ci kaw sénégalais yi bokk na ci ki nga xam ne nii moom moo di commandant Tamsir Sène de la brigade de gendarmerie Tamsir Sané pardon de la brigade de gendarmerie bu Koumpentoum moom ci ginnaaw bi nga xamee ni ay defkatu ñaawteef dañoo ñëw doon braqué benn boutique foofu ci la ñi nga xam ne ñoom ñoo di gendarmerie daal di génn dem tamit janoo ak ñoom ba ay coup de feu daat fay ay sox daat fay jib ci nga xam ne ni itam moo di rek commandant ba daat ci ñàkk bakkanam bi nga xamee ni itam loolee am na ñi nga xam ne ñoo di sénégalais métti lu nañ ko nu ne xadi waaye nag ci kaw métti lu bi actuellement dafa fekk ñu daal di ci génne benn nit koo xam ne nii ab nigérien la muy wuyoo ci turu Amadou Dagana moom nag ñu daal di koy boole ci ñi nga xam ne nii dañ ne ñoom bokk na ci ñi nga xam ne ñoom ñoo faat ki nga xam ne ni moom moo di commandant bi ci kaw li nga xam ne moom moo di balu fetal yi nga xam ne nii jot na fa tàkk ci fi nga xam ne ni moom moo di ci braquage bi nga xam ne ñu ngi ko doon def ci kaw loolu tam ñi nga xam ne nii ñoom ñoo di sénégalais yi gis nga comme ni ñu la ko wanee ni ñu ko Charles wane ni ci écran bi xadi bokk na ci ki nga xam ne ni moom moo di Adama Dagana Amadou Dagana moomu nga xam ne ni tey ji nigérien la jël nañu ay nataalam fësal ko fépp foo xool ci réseaux sociaux yi pour wane carrément que moom bokk na ci ñi nga xam ne ni dañ ne ñoom ñoo supposé ne bokk nañ ci ñi faat ki nga xam ne moom moo di commandant bi moom nag ci bi nga xam ne ni jël nañ ay photom tas ko da ngay gis ñi nga xam ne ñoom ñoo di sénégalais yi mbokk internet yi dañuy wax naan nañ ko partagé ba def nañ ab numéro boo xam ne nii muy 800 00 20 20 pour koo xam ne nii rek bëgg gis nga ko fenn ci fii ci biir Sénégal nga daal di ko nga teg ko loxo pour woo ñi nga xam ne ñoom ñoo di police ndax ñoom bi ñu defee noonu ba pare sox yi tàkk ba kooku ñàkk ci bakkan gendarme commandant ñàkk ci bakkanam ñoom tam dañoo dispersé wu maanaam dañoo daw ba réer ci biir dëkk bi ci kaw loolu tam ñi nga xam ne ñoom ñoo di internet yi commenté nañ ko saa su ne comme ni ñu koy defee rek parce que am na ñuy wax naan buñ ko jàppee nañ koo tëj à perpétuer maanaam nañ ko tëj ngirum dundam ñoom li leen gën a jaaxal nag mooy que nee nañ boo dee xool moom jógul rek moom di ressortissant nigérien jógul pour ñëw braquer fi nga xam ne ni moom moo di boutique bi nee nañ boo dee xool di nga gis ay sénégalais yoo xam ne bis bu ñuy def enquête bi déroulé di nga gis ay sénégalais yoo xam ne ni tey jii ñoom dinañ bokk ak moom liggéey boobu nee nañ te bokk na ci loo xam ne ñu ngi koy ñaawlu en avant ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax bu fekkente ne benn doomu sénégalais bokk na ci jëf jooju nga xam ne ni tey jii am na ci Koumpentoum am na tam ñu ciy wax naan dañu war a xoolaat bu baax li nga xam ne ni moom moo di fi nga xam ne moom moo di suñu frontière bi parce que nee nañ frontière yi boo dee xool Sénégal moo gën a yomb dugg fépp fooy xool te rawatina jamono ji nga xam ne ni tey jii boo demee aéroport nga dem ci yenn frontières yi ñoom seen da ngay gis dugg bi génn bi day mel ni tulleeg màlle ci yenn ressortissants yi bokk na ci sax lim nañ ci ñenn ñoo xam ne ni tey jii ñun fii ci biir Sénégal muy ressortissants nigériens yi ressortissants ghanéens yi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di maliens yi parce que nee nañ boo dee xool dañ leen di xoolaat bu baax a baax parce que jëye yu bari yu am fii ci Sénégal ak yenn yu ñaawteef yi fii am yëpp des fois da ngay gis ne ñoom dañ ciy bokk dañ ciy taxawal dañ ciy laale ba tax na tam ci sooy dee xool ci prison yi tam dañ fay nekk lim bu takku ba tax na daal ñoom ñu ngi xool bu baax nee nañ tam teraanga sénégalaise bi bokkul ci rek ubbi frontières yi ku ci nekk lu waay neex def lu waay neex dugg nañu xoolaat bu baax a baax ana nan la ñuy jëflanteek ñoom lan la ñuy séq ak ñoom parce que ñaawteef yi bari na te ñun ñu koy def rek doomu aadama yi di ko def rek fii ci Sénégal doy na sëkk ay yeneen doomu réew di ñëw di ci wàll si alors par rapport à ça démb général de division bu gendarmerie di Cheikh Sène mu ngi ci wax di xam ne ni que ay fake news la comme muy photo yi nga xamante ne dañu ko fësal ci réseaux sociaux yi wala vidéo yi nga xamante ne moom la ñu ne moom moo ñeel enquête bi dara du ci dëgg ba tax na mais également muy mettre en garde ñëpp ñi nga xamante ne dañuy jël ay yëf yu laale ak enquête bi di ko fësal ci réseaux sociaux yi comme quoi si bu fekkoon information yi ñu joxe déjà dëgg la mënoon na compromettre enquête bi donc
pour nit yi xam rek ne que c'est vrai que am sa connexion yor say photo di truc bu fekkee pour quelqu'un qui n'a rien à faire mën na remplir temps mais mën na également lor ñi nga xamante ne ñu ngi koy def di wax également ñi nga xamante ne dañuy basé wu ci yooyu souvent benn canal kese moom moo la mën a jox xibaar bi nga xamante ne moom moo officiel concernant enquête bi moo di bu gendarmerie surtout il y a ce qu'on appelle aussi la présomption d'innocence mooy tant que demuñu la ba juger la ba condamné la kenn mënul wax ne yow yaa def lii donc ci kaw loolu enquête dañ ko diligenté nañ ci dem def ndànk ba keroog ñu am preuve yu palpable ñu ne diw ak diw ba leen jugé beneen pàcc bi ñu wax lii tey wone na quand même que y a une porosité de nos frontières ci wàllu sécurité bi dañ ci xaw a faillir bi mënuñu passer leen les gens rentrent et sortent comme ils veulent. mais c'est pas te niveau bi. c'est une fausse information. donc c'est kii ñu nekk c'est un étranger. non dama xam naa loolu dama ne. non cela si débat wu sécurité bi laay wax. parce que da ngay xool da ngay gis leen loo xam ne am na ñoo xam ne da ngay dox fii Dakar ñu jàpp seen yére pour kenn xamul fu ñu jógee jàpp seen yére pour nga sarax leen dañ lay téye ay xale yu tuuti. mais boobaa damay ne ani direction protection wala ministère bi yore wàllu enfance wala lenn ani autorités yi ci loolu dañu lay jàpp ay yére ñu téye xëcc sa yére par force foog nga sarax leen te xamuñu fu ñu jógee kon cela veut dire que nos frontières sont poreuses ku mu neex dugg ku mu neex génn loolu dañ ko war a seetaat parce que dëkk lu koy njëkk kii c'est la frontière nit ki xam ku ñuy dugg ñuy identifier Mauritanie bi boo fa demee galaa ngay dugg lu leer moo lay dugal mais pourquoi ici c'est pour les gens rentrent et sortent comme ils veulent c'est pas normal. Écoute, moi je pense que tu as raison ah te loolu yaa ngi laajte léegi nii ana direction protection civile ak direction protection de l'enfance ak yooyu toutes les directions je crois que protection civile dañ ko rattaché au ministère de l'intérieur donc yaa ngi waxu sécurité encore dëkk dañ koy la première forme de sécurité ci dëkk moom mooy déjà béréb bi ñu nekk territoire bi ñu nekk ñi fa nekk ñu xam ñan la ñu mën leen identifier képp ku génn même un Sénégalais qui sort de ce pays jóge biir Sénégal génn dañu war a xam fan la jëm ak fan la nekk ak combien de temps la fa def Sénégalais buy dugg aussi wala un étranger bi nga xam ne day dugg ci dëkk yi dañu war a xam moom mooy kan fu mu dëkk bu fekkee ne dafa war a toog un certain nombre de temps benn délai boo xam ne dafa passé délai bi nga xam ne moom lañ ko war a jox conformément au parce que des fois dañuy am ay comment dire ay kii yu ñuy signé entre ñoom ci ay CEDEAO bi ak yu demee noonu ce qui fait que ni bon entrée beeg yooyu jarul visa mais quand même war nañu mën a xam ku nekk yaay kan ak lan nga fiy def ci dëkk bi fan nga dëkk sa adresse exacte bu ñu bëggee jot ñu jot la par exemple cas bi ñuy wax ni ñu ne un Nigérian moom moo rey dégg nga maam commandant Tamsir Sané non mooy présumé bi waaw dañ ko wax par exemple mais loolu lii bu fekkoon sécurité am na dëgg xam nañ kan mooy kan kon lii yëpp du am problème parce que da ngay teg sa loxo fenn rek et puis xam nañu sa empreinte yow yaay kan ak fan nga nekk ak fan nga toll même say déplacements dans le pays on doit le savoir waxuñu dañuy surveiller nit jusqu'à sa vie privée waxuñu loolu mais au moins ñu xam ku nekk yaay kan quoi parce que loolu ci sécurité la bokk parce que alkaati yeeg yooyu gendarme mënuñu surveiller ñëpp dans le pays mënuñu surveiller ku nekk benn alkaati ci ginnaaw benn sénégalais waaye war nañu mën a identifier nit ñi pour gën a yombal éventuelle agression yi wala ñu demee noonu waaye dara loolu mënul am da ngay mobiliser taxaw di xaar di wër ay nit loolu mënul nekk. qu'on a de bons enquêteurs police bu xarañ la ñu am il suffit juste que les sénégalais bàyyi leen ñoom ñu def seen liggéey comme il le faut dans la quiétude vraiment que ku ci nekk bañ di ci sànni ñugu guróom. Khady man je ne pense pas que ni doguma la de Thioro mais je ne pense pas que ni question bons enquêteurs la bon enquêteur aussi sans bonne technologie wala sans grand moyen bons enquêteurs ne sert à rien. il sert à quelque chose. malgré yëpp yi nga xamante ne manqué nañu ko et puis le fait que nit yi di distribuer ay fausses informations di ko fësal ku nekk ba kooku ñu koy identifier on sait même pas. de qui il s'agit bu fekkee il est libre sa vie est en danger quand même. voilà. ni moom ngeen di soulever wàllum information jëme ci wàllum média jëme ci wàllum lu mu mënti doon rek ci loolu la ñuy desandi ak wàllum sécurité ak wàllum police ak ñoom seen parce que dañoo gis ne ni ki démb ki nga xam ne moom moo di suñu confrère bii di Adama Gaye ñu xam ko mu nekk journaliste fii ci Sénégal naka noonu ne tam mu wër àdduna wërngal këpp ndax ku ne gis na ko fi ci ay temps ni mu fi taxawee woon ci wàllum liggéeyam mu xarañ ci lool moom ni ki démb nag ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa police dañoo dem ci fa nga xam ne moom moo di ci këram daal di koy teg loxo ba instant bi mi ngi
à vue ba tax na tam ci li nga xam ne nii rek moom la ñu gis ci information yi nga xam ne nii mi ngi wadd que ni moom Adama Gaye mu nekk nag journaliste bokkoon na ci li nga xam ne nii rek moom moo di xaritoo ak ñenn ci nguur yi nga xam ne ñoom ñoo romb naka noonee tamit indi na xaritoom ak ki nga xam ne nii moom moo di président Macky Sall parce que ci poste bi nga xam ne ne tey ji moom moo ko indi problème bi ñuy wax gis nañ ne wax na ci sax ba tudd ci xaritoom ak ànd bi nga xam ne doon na ko ànd ak président Macky Sall ba xamal ko yu bari ci kaw loolu tam mu def ab post Facebook boo xam ne nii da cee dévoilé li nga xam ne ni moom moo di ay yenn ci ay secret yoo xam ne xamal na ko kii di président Macky Sall ci kaw ànd ba mu doon àndeek moom bokk na ci wàllum vie privée bokk na ci yeneen ak yeneen waaye tam bokk na ci li nga xam ne ni moom moo di wàllum pétrole bi moom wax na ci comme journaliste d'investigation la wax na ci li nga xam ne ni moom moo di lam ca xam wax na ci li nga xam ne ni moom moom la ci analyser et tout joxe na ci ay point de vue am ci kaw loolu tam ñi nga xam ne ñoom ñoo di rek ci publication yi nga xam ne gis nañ ko ñu def ko ci réseaux sociaux yi dañu jàpp ne dafa offensé ki nga xam ne ni moom moo di njiitu réew mi ci kaw ay kàddu yoo xam ne daf ko yëkkati en plus bokk na ci liñ ko tegee loxo aussi bokk na ci information yoo xam ne da koo génnee muy des informations d'état yoo xam ne ni tey ji da ko génne bokk na ci nguur geeg président de la république ci post Facebook boo xam ne ni gudd na ku ko lire di nga fekk lépp ca biir ba tax na tam ñu daal di koy teg loxo ni ki démb ci kaw loolu tam ñi nga xam ne ñoom ñoo di internet yi comme wàllum Facebook la wàllum Twitter la moom ci Facebook bi la posté mbir mi ci lañ ko gisee ba daal di dem di ko teg loxo bi ñu demee di ko cueillir nag ñi nga xam ne ñoom ñoo di limier yi dañoo ñëw mu daal di jàppaat li nga xam ne moom moo di Facebook am di ci fësalaat que ni jàpp nañ ko policier ñëw nañ biir këram ci la fësalaat que ni ñu ngi koy yóbbu ci la fësalaat ni daf leen a ñaan pour wax ay mbokkam pour prévenir ñi nga xam ne ñoom ñoo di ay avocat et tout loolu yëpp jot na koo def ci nga xam ne moom moo di Facebook bu mel ni lu ñu mel rëccul benn yoon ñi nga xam ne ñoom ñoo di internet yi la ca am ak la ca kii ginnaaw loolu tam gis nañ ay sorties yu bari ku ci mel ni ki nga xam ne moom moo di avocat am gis nañ ko dee mu def sortie jot a expliquer yenn ci yi nga xam ne nii moo tax ñu jàpp ko waaye doolu ñi nga xam ne ñoom ñoo di internet yi ku ci nekk ak sa xam-xam ak sa xalaat ak ñi nga jàppee mbir mi daan nañ koy commenter bu baax a baax am na ku ciy wax naan ci biir commentaire yi kenn raw ko nee nañ ñoom depuis 2016 ñu koy seetlu lu mu wax rek day offensé wala day wax loo xam ne ni wax bu rëy la boo xam ne ni tey jii ku ca duut baaraam di nga kii parce que nee nañ en général ba mu xaritoom ak ki nga xam ne moom moo di njiitu réew mi mën nañoo jàpp ne ñoom 2016 la yem parce que nañ depuis lors ci la commencé di génn di def ay publication ak des choses comme ça ba tax na tam ci li nga xam ne ni moom moo di ci commentaire am na ñu ci wax naan def lu dul seen ni ñu koy waxee fi seen ñàkk juboo lay wane moom ak président de la république nee nañ boo dee xool am na loo xam ne ni ci suuf nit ñi xamuñu ko loo xam ne moom moo waral moom tamit mu jaral ko muy def yenn yi donc nañu xoolaat bu baax li nga xam ne ni moom moo nekk ci ginnaaw ak li nga xam ne moom moo nekk ci biir te kenn waxu ko ndax nee nañ mënoo xaritoog nit ki xamal ko mu xamal la ba pare après nga mën a toog di ko waxaat leen loo xam ne ni xamaloon nga ko di génn ay secret yoo xam ne di ko dévoiler ci àdduna bi yëpp am na tam ñu doon xanaan moom li mu doonoon ci nguuru Ablaye Wade ku ne xam na ko ak nguuru yi nga xam ne ni moom moo fi jàll parce que nee nañ boo dee xool am na secret yu bari yoo xam ne ni moom tey ji boo dee xool Adama Gaye denc na ko donc pour mu dévoiler yenn yoo xam ne koy xamal président Macky Sall kon day yomb ba tax na ñoom ñu ngi koy ñaan ne bu fekkente ne dafa bëgg a wax na am ne beneen façon boo xam ne moom lay waxee mais li muy def dafa terre à terre de trop donc na bàyyi xel bu baax a baax ci li nga xam ne moom lay def te ba pare am na ci ñenn ci doomu aadama ñoo xam ne rafetlu wuñu post bi nga xam ne ni def na ko ci Facebook bi nee nañ daal warul woon donc bu amee xam-xamam boo xam ne ni tey jii xam na ko ci pétrole bi mooy li mu soxal ni doomu aadama yeetu na dem ci média yi comme journaliste la ak neneen nu mu ko dévoilé wax ci xalaatam mais pas muy toog di def ay post Facebook yoo xam ne ni da koy manqueel moom da koy wàññi ci kanam sénégalais te kenn xamu ko woon ci mbir yooyu donc ñu ngi koy dankaafu daal ci wàllu wi Khady. D'accord alors moom je pense que tey bokk na ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo def une journaux yi donc on aura plus l'occasion de gën ko yaatal ci rubrique actualité inchallah surtout inchallah Khady bu ñu jógee foofu dañuy jàll ci wàllum éducation laa tuuti ki nga xam ne moom moo di Théodore Semedo waaw dugg nañ ci domaine am lu koy neex lool bi lay yoon nag ñi nga xam ne ñoom ñoo di mbokki internet yi Khady dañoo gis ces temps-ci depuis que bac bi génn na ba ñu joxe résultat yi ñuy ŋàññ ñenn ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di école de formation yi bokk na ci université yeeg yeneen yu ni mel yu privé yeeg yeneen yu ni mel parce que nee nañ ñoom boo dee xool UCAD dafay former ay chômeurs mais nee nañ boo dee xool école de formation yooyu ñu ngi briser ay espoir ni ñu koy briser bokk na ci nee nañ
arnaque ci li nga xam ne moom moo di inscription yi nee nañ boo dee xool école yu ci bari ni ñuy seen inscription yi boo ko dee xool fiche d'information yi da ngay gis que ni arnaque moo nekk ci biir parce que nee nañ boo dee xool école bi def naan daan dañ lay defal ay comme tey jii école étranger yi dañuy lëkkaloo ak ñoom en telle sorte que bis boo bëggee génn yow dem ci feneen foo xam ne ni tey jii ci hors de Sénégal la di ngeen nañ la mën a jël ak yenn ci école yi nga xam ne ni tey jii bëgg nga faa dem ci kaw waaw kay préinscription yi ci kaw loolu tam dañu am partenariat ak telle entreprise locale te après du ñu gis dara fouraas boo génnee ci seen formation yi tamit du am fenn foo xam ne fan lañ lay mën a teg mu mel ni kon dañuy briser sa espoir ba tax na tam nee na dañ lay garantir ay li nga xam ne moom moo di stage te nee nañ loolu tam buñ ci génnee fouraas dañ lay wax tam des fois ne la possibilité de terminer des études en Europe nee nañ loolu tam boo ci génnee fouraas nee na dañ koy jël dëxañ ko ci fi nga xam ne nii moom moo di rek fiche d'information yi nga xam ne ni dañ leen koy jébbal pour nit ki wala étudiant bi wala kenn mën a accéder ci li nga xam ne ni moom moo di école de formation yi nee nañ en général boo joxee sa xaalis ba pare li ñu la dig noonu yëpp da ngay perdre espoir parce que boo demee ba jàng ba kii yi duñ la ko mën a yombalal ba tax na tam am na koy wax ci biir commentaire yi naan loolu lépp sax dañuy yooyu yëpp sax mën na nekk mais nee nañ li ci gën a metti mooy que dañuy retrouver wu des fois avec des diplômes yoo xam ne ni kenn du ko reconnaître état du ko reconnaître diplôme boo xam ne ni du am fenn fu mu la mën a yóbbu te fekk jël nga sa benn 2 ans jël sa xaalis def ko ci benn école de formation et tout am na tam ñu ciy wax naan dañuy sacrifier ñi nga xam ne ñoom ñoo di doomu aadama yi rawatina njàng mi fii ci Sénégal comme système bi ni ñu koy waxee rek à chaque fois noonu lay dérouler ba instant bii nii jaaxal na ñenn ci ndongo yi ba tax na tam ci li nga xam ne nii ñoom ñoo internet yi nee nañ c'est pas normal que nguur gi di toog di seetaan ci lu mel noonu war nañ teg benn plateforme boo xam ne ni tey jii ñoom ñooy saytu wàll wi ñoom ñooy saytu wàllum école de formation yi université yi yëpp comme ni ñu koy defee ci public bi nañ koy defee noonu ci privé yi parce que jàng su doxul réew du dox te comme léegi jàng ci public bi da ngay gis ne du dox moo tax ñu préféré dem ci privé bi te privé bi tam moo gën a sooxe que public bi d'accord Théo enseignement professionnel bi dafa am benn affaire boo xam ne daf fi yàgg am na ñoo xam ne sax dañuy ñëw ne nos diplômes sont reconnus par le CAMES fekk defuñ ci dara dañuy lekk xaalis étudiants yi te loolu nag la faute incombe à l'état état mooy autorisé écoles yi ubbi donc moom war a am contrôle sur le fonctionnement de ces écoles programme yi harmonisé wuñu kenn xamul même buñ ko waxee c'est pas ça am na école yoo xam ne fii fu mu toll nii suñu la nee préinscription soo déposé ambassade France ñu may la visa mais am na ay écoles yoo xam ne boo fa jugee ak sa diplôme déposé ambassade France kenn du la may kon muy wane ne aujourd'hui système enseignement professionnel bi war nañ ko càmbaraat càmbar bi fu mu war a nekk mooy d'abord qualité apprentissage yi war nañ ko xoolaat parce que mënuñu toog tey ñu ne telle école boo ñëwee fenn ñu leen ne non ban école nga génnee ñu ne école bi kon moo gën a baax que yow mii sa diplôme nga dem ba xam ne amoon na loo xam ne tamit am na fi BTS d'état am na école yoo xam ne dañ doon bañ di ko def di nëbbu il a fallu que état bi def circulaire fii lañ defee woon émission bi ba alerté état bi def circulaire ne école bu defatul BTS doo continuer sa kiiwu système li LMD boobu ñu bëgg a def pour dem ba master kon am na faay daal ñu jàll ci beneen rapidement xadi ñu daal di jàll ci fi nga xam ne moom moo di ci làmb ji ku ne xam ne ni ki dimanche barki démb ki nga xam ne moom moo di Modou Lo ak ki nga xam ne moom moo di Eumeu Sène dañ doon laale fële nga xam ne moom moo di ci stade Léopold Sédar Senghor ba tax ki nga xam ne moom moo di Modou Lo daal di jël ndam li ci kaawo bi nga xam ne def na ko ci kaw Eumeu Sène mu doon loo xam ne ni tamit internet yi daal nañ koy partagé fépp foo xool ci réseaux sociaux yi ak ku ne ak na nga koy jàngatee xas nañu ki nga xam ne ni moom moo di Eumeu Sène ñi tamit daal nañ koy féliciter daal nañ koy encourager mais tamit ñi nga xam ne ñoom ñoo di fans Modou Lo itam daal nañuy féliciter ki nga xam ne moom moo di Modou Lo ay coow daal judd na ci ak ñu doon wax naan Modou Lo du mës a nekk roi des arènes ay coow judd na ci mais li ci gën a doy waar mooy que xadi liñ ci gën a partagé ku ne xam na ni trio moo am ci biir làmb ji muy diggante Balla Gaye 2 Eumeu Sène ak ki nga xam ne moom moo di Modou Lo ci 2-0 2-0 2-0 parce que boo dee xool ku ci nekk rek kii day daan kii deux fois kii daan kii deux fois kii
kii 2 fois mu mel ni trio la boo xam ne ni tey jii doo xam après noo koy tuddee doo xam kan moo ci nekk roi des arènes bi parce que bu kii ne man maay roi des arènes ki ko daanoon ne ko yow nekkoo ko maa ko nekk kii ñëwaat ne ko maa la daanoon yow mi ko daan donc mu mel ni kon ay wax lay jur ba tax na ci bi nga xam ne lañ doon def ay face à face Eumeu Sène yëkkati woon na benn wax daal di ne Modou Lo ki la juutal maa ko daan ba loolu suscité ay problème ba ay internautes yi doon ci wax dem nañ sax ba ci biir combat bi ñu ne Eumeu Sène kenn xameewu koon ay wax donc loolu mën naa bokk ci psychologiquement li nga xam ne moom moo ko daan tay jii daan bu ñaaw bi waaye nag li nga xam ne ni moom moo di internautes yi dañoo laajte diggante Balla Gaye daan bi nga xam ne ni Eumeu Sène daanoon na ko mu rëpp ay loxoom ci suuf ak ay tànk muy katapu ñu wane ko ni ci photo bi ñu wane waat ki nga xam ne ni moom moo di Modou Lo juutal bi nga xam ne ni tey jii Balla Gaye juutal na ko ci jamono yi ñu weesu yàggu dara ci la am combat bi nga xam ne itam daal na ci dóor ki nga xam ne ni moom moo di Eumeu Sène mbaru Pikine bi daal di koy kaawoo muy indi ñetti image yi di laajte ñoom ñett ñii ñëpp da ngay gis ku ci nekk roi des arènes nga ci sa côté mais nee nañu dañ leen di atte ci kaw daan yi nga xam ne ni itam daan nañ leen ko léegi ñuy xool ñetti combat yi ban moo ci gën a ñaaw daan ak kan moo ci war a gën a rafetle daan mais bi ñu gis ci kaw ñu teg ko mooy que Balla Gaye 2 moom moo ci gën a yombale daan parce que nee nañ boo dee xool moom ci daan bi kat appui la kenn yëkkatiwu ko mu daanu yaramam laalu suuf et tout donc ñoom mën nañu jàpp que ni wiiral waaye jaari ndaare parce que moom mën nañu jàpp ne daanam moom moo gën a rafet ci daanu yi ba tax na tam daal di nañuy wax ni ñoom ñaar ñi ci suuf amaana laale nañu kii jaar nii waaye tam bu ñu fàtte ne ba tey jii Balla Gaye moo nekk seen kaw ba tax na ci biir commentaire xaj day am baat ak tontu ci biir comme ni ko internet yi di defee saa su ne rek que Balla Gaye ak Modou Lo fi ne nii mën nañoo rëccante mais tam ci kaw commentaire li ci gën a neex mooy da ngay gis ñu ci def ay pic yoo xam ne ni tam dafa am importance mooy que nee nañu ñoom trio bi rek bu ñu nekk ci làmb ji rek di régner di daanante ci seen biir di léewante nee na ana xale yi nee nañu ba dem nañ ba ci biir commentaire bay décrire que Modou Lo c'est très normal mu jël Ama Baldé bu Pikine wax nañu ne Eumeu Sène war naa jël rakku Balla Gaye ji di Sa Thiès te combat la nee nañ Balla Gaye war naa mën a jël ki nga xam ne moom moo di Boy Niang ndax loolu combat xool gis nga xale yooyu noonu ku ci nekk yaa ngi dëkku sa mag yee ku ci nekk yaa ngi dëkku sa mag yee donc internet daal noonu lañ ko waxee ci biir commentaire yi que nañ tas lamb ji du trio bi rek moom moo fi war a nekk pour dire ñuy ràññee du ñoom rek ñoom soxlaatuñu lamb jooj te loolu feeñ na bu baax ci li nga xam ne moom moo di ci lamb ji weesu parce que nee nañ communication ak ni ko nit ñi waroon a jëlee ak stade bi dama waroon a mel ak yooyu yëpp dafa feeñ ci li nga xam ne moom moo di ci lamb ji ba tax na war nañoo seqat ci xale yi yëkkati leen ci kaw roi des arènes bi tasati te it ku ko téye couronne bi tam xam noo koy téewee. Merci. De rien. Merci beaucoup Khady amoon mbégte rek comme ça su ne ni ma koy waxee teewoon fii ci plateau bi di tàggu Alioune Sow Binta di tàggu Théo le nouveau marié di tàggu tam ñi nga xam ne ñoom ñoo di mbokku téléspectateurs yi di leen jox dig daje ni ki jeudi inchallah. Inchallah donc ce sera avec plaisir maintenant ñu ñëw ubbi volet bi nga xamante ne moom moo mujj suñu émission mu di rubrique actualité.